yu rafet bu mosquée Jannatul Mahwa bi nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune moo ko daal di tabax image yi daanaka peut-être lu ñu koy wax ni sax parce que je trouve pas les mots vraiment tellement que c'est magnifique daf may jox bañ ma ñooy gis image yi Masalikul Jinaan bañ koy wane ci image yi ni suñu xol yi doon tooyee ci rafet juste pour wax ne këru diine amul dara lu ko rek daal di dàq Jannatul Mahwa noonu la daal di mel Coro. voilà Dieynaba effectivement jumaa bi su ma juumulee xam naa ni docteur dinañu ci gën a andil ay leeral ñu ngi entamé woon liggéey bi ci atum 2005 naam pare woon na nag mais bon inauguration bi xëj na mi ngi soog a jot bu ma ko mën a waxee noonu pour waxtaanee ci ñu dalal ci docteur Babacar Seck wala Mbaye Seck moom bokk ci njabootu Cheikh Béthio di kenn ci ay jëwrinam ñu ngi lay nuyu bu baax docteur di la dalal. maa ngi sant bu baax aussi ci invitation bi ma am pour teew ci émission bi et c'est un honneur pour moi de représenter la communauté Thiantakoune parce que bëri nañ waaye bu ñu ma tànnee pour mu ñëw waxtaane loolu day doon lu rëy ci man jumaa ji comme ni nga ko waxee ce sera l'inauguration vendredi prochain mais avant loolu il y a une histoire assez particulière bu ci am parce que en 1993 bi Serigne Saliou wootee Serigne Saliou Mbacké wootee nit ñi ñibbi si Touba woo mbooloo mi Sëñ Béthio dafa ñëw ni ko Mbacké sa woote bi ñun dañoo wuy si ñu bëggoon nga sédd ñu mu ni ko yow doo ku ñuy sédd yow kuy séddale nga la ilaha illallah daal di ko jox 1000 parcelles ak yu teg 1000 parcelles yooyu mu séddale ko taalibe mi ñu dëkkee ko Jannatul Mahwa par la suite en 1996 mu jox ko barab boobu jumaa ji nekk tey pour mu tabax ko ñu defoon une première construction sur le modèle de la mosquée de Belel bu sëñ Abdoulaye Mbacké buñ ko tabaxee 96 ba mu àgg en 2005 ni nga ko waxee 2005 2006 sëñ Saliou wooluwaat ko ni ko damaa bëgg nga yeesal jumaa ji ni ko damaa bëgg nga defe ko noo xamante ni bu dàqul ci réew mi bu ko benn jumaa dàq waaw ci la sëñ Béthio décidé nag convoqué une réunion extraordinaire je me souviens en 2006 ñu waajal préparer indi ay plan ku ne di proposer modèle finalement c'est le modèle de la mosquée de Diourbel Ndiarème qui a été retenu ci modèle boobu lañ ko tabax sëriñ bi ne ko na nga wàññi dimension yi ngir wormaale ko jumaay Ndiarème donc modèle boobu la ñu jël lañu reproduire c'est le modèle qu'on a reproduit donc voilà jumaa ji àgg na ci bi fi sëñ bi di nekk mu jébbaloon caabi yi Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Saliou di ko ñaanal au passage mu yàgg fi loolu te wér d'accord Dieynaba mooy li ñuy wax fan yëpp lu jëm ci modèle économique bu Touba su ma juumulee travaux yu mel nii buy am surtout ci famille wu Thiantakoune lu ci ëpp daanaka liggéey bi du début à la fin chaîne bi yëpp wala échelle bi yëpp Thiantakoune yi ñoo ciy nekk c'est-à-dire booy ut architecte tey bu dee juum naa un peu docteur nga joyanti waaw mais bu ñuy wut architecte par exemple dinañ ko gis ci seen biir bu ñuy wut ay entrepreneur dinañ ko xool seen biir bu ñuy xool maçon dinañ ko gis seen biir même ñi nga xamante ne sax amuñu dara ci yooyu ci ay compétences dinañu mën a bokk ci liggéey bi un peu Dieynaba depuis sànq mu ngi ma naan ñaata lañ ci def parce que xam naa ni koppar yi teel na ko moom itamit non parce que dafa rafet jumaa ji nuñ ko tabaxee nii macha allah nee naa amul prix pour juste ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg def genre modèle bi ni mel ñu mën ci sukkandiku parce que c'est important aussi tey jii nii ñuy daal di peut-être xayma li nga xamante ni moom la ñuy suñuy tabaxin noonu lañ koy rek daal di defee pour exemple rek ñi nekk ci waar wi ñu mën ci jël exemple waaw li jëm ci xayma ko moom sëñ bi bëggul woon ñuy wax ay montant d'habitude ndax day wax kon bu boobaa uj bu da ci dugg uj bu mooy ngistal mooy ostentation da ci dugg day yàq jëf moo tax daawul bëgg ñuy wax ay montant waaye léegi ko xool xam ne ay milliards dem na ci waaw pour ce qui est avec une innovation de taille parce que amul ay briques ci information yu ñu jot lan ngeen koy tabaxee terre cuite la wala ça je ne saurais dire d'accord ok voilà bon maintenant pour ce qui est de l'expertise bi nga wax sëñ bi moom bu daan defaral sëñ Saliou li gën a baax lay tànn danaa indi leen ma qualité bi gën a kawe waaw maintenant si les compétences sont là tant mieux bu fi amul ñu uti ko architecte je pense que c'était Maïssa Touré moo nekkoon architecte bi mais les géomètres Mayacine Thiam sëñ Ibrahima Kouaté ingénieur en génie civil ñoom ñëpp ay Thiantakoune lañ ak ñeneen ñi nekkoon ci chantier bi waa Touba yi ñoom Kara Diop et cetera donc daanaka lépp luñ ci daan def tout ce qui était métallurgie menuiserie métallique ñoom Babacar Dieng lépp c'était déjà sur place
lépp amoon na fi gars yi dañ ko doon def te daawuñu ci fayeeku dara ndax liggéeyal Serigne Touba lañ ko doon def le matériau aussi dañ daan jënd la meilleure qualité s'il fallait importer ñu importer bu fi amee ñu jënd ko fi d'accord macha allah voilà gis nga donc loolu mooy modèle économique bi ñu koy wax souvent modèle économique bi nga xamante ne bëri na lu ñu koy utiliser Touba mais ba tey bu ñu taxawee ci li nga xamante ni moom moo di juma bi wax nga ko un peu ci diggante Serigne Béthio la woon ak Serigne Saliou tey mu mel ni seen njaboot ñoom ñoo nar a teewee li nga xamante ni moom moo di inauguration bi xëj na noonu la ko borom bi nammee woon bu ñu on a l'impression que relation wu Serigne Saliou ak Cheikh Béthio moo transposé wu tey ci diggante Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée ak Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Saliou. waaw effectivement c'est une continuité. parce que yoonu murit noonu la tëddee. yoonu murit moom da ngay jàpp góor day jàpp ci góor jàpp ci góor jàpp ci Sëñ Touba. noonu la demee. et c'est ce qui est en train de se passer. Serigne Saliou Thioune Ndigal au passage maa ngi koy nuyu di ko ñaanal mu yàgg fi. ndax bi sëñ bi làqoo man ci moom laa yeesu. donc bi sëriñ bi laxoo ci suñu bët moom dafa dem yeeslu ci sëriñ Cheikh Mbacké di xalifa sëriñ Saliou pour continuer ne serait-ce que par kóllëre rek diggante sëriñ Saliou ak sëñ Béthio ñëpp xam nañ ko te seen Cheikh nag mat li mu doon ñëpp xam ko ci yoonu murit ci taxawaayam ci charisme ak ci bëggam sëñ Touba ak ci ragal yàllaam donc yeesu bi ñu yeesu ci moom murit moom li muy bàkkoo mooy am ndigal murit bu la ëpp ay ndigal moo la gën a authentique ci yoonu murit l'authenticité d'un chef religieux s'apprécie par le nombre de ndigal qu'il reçoit donc Serigne Saliou ndigal ci ndigal la ko ñëpp xamee encore une fois sëñ Cheikh bi muy inauguré jumaa ji daal di koy woo ni ko féetale naa la bernde yi loolu di lu rëy ci ñun fi mu ne ñu ngi waajal nag yi dem na bana yi dem na ana image yi xam nga man damay bëgg tout le temps di gis nag noonu lañ defoon Massalikul Jinaan daaw ci demain vous pourrez venir prendre des images inchallah léegi naka la inauguration bi di tëddee suba ce sera vraiment soft parce que sëriñ bi naa ne bëggul mu am xumbal d'accord jàng alxuraan lay doon jàng xasaayit moo xam naa fa la ñuy jullee jumaa mooy doon ubbite gi ce sera ça ñun daal bernde yi la ñu féetale képp ku fa ñëw dinañ fexe nga añ ba suur naan café jële fa mbégte Serigne Babacar am na solo da ngaa tàbbi léegi ci seen Cheikh Béthio mu baax mi waxalul l'islam da koo jëfal waxal l'islam ak jëfal l'islam bokkul li mu jëf ci réew mi kuy doomu seexlu gis nga ko weddi gis bokku ci ndigalu Serigne Saliou rek la doon déglu lu ko Serigne Saliou mas a wax ci suba gi ci guddi gi la koy def loolu nag yombul kon tey bu nu bàyyeeg doomam ji yiw ji te baax di xool la baayam defoon mu ne ci jar na ñaanal yàlla ki ko jox ndigal du jox n'importe qui ndigal de doomu Serigne Saliou ji nga xam ne nii bayal bu mu gis defe na ne jàkk rek moo ca jekk bëggul daray àddina jël cër bi ne ko cër bi yow laa ko jox bernde yi yaa koy def loolu yombul kon dañ koy ñaanal yàlla guddal fanam te sàmm ko li bàyyam na moon yépp mu àggale ko te àggale ko nag ci teeyu bakkanam yàlla ko yàlla def ci barke Xaadim waaye daal nit ko yàlla baaxale te li ko bàyyam sando daal mi ngi ci kon nag ni ñëpp ñëw te jàppale ko loolu daal du yooyu cadre Babacar di la gërëm bu baax waaw xam nga rapidement rek gërëm bu baax docteur si kàddu yu am solo xam nga jumaa moom mooy symboliser li nga xam ne moom moo di diine l'islam waaye ku dem dëkku Touba du dëkku suñu maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu si ndigalul Serigne Saliou radiyallahu anhu nga defal ko tabax fa juma kooku jàpp naa ne wax dëgg yàlla wàcc na te nekk na si li nga xamante ni mooy woon bëggu ki nga xamante ni moom mooy suñu maam Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu ndax ku julli ba julli si géej yaakaar naa ku dem dëkkam tabax fa juma kooku yaakaar naa yaa ngi def pour dab li nga xamante ni moom moo di mbégteem ndax tamit nit ku nekk sa waajur bu jaaree si yoon ba nga xamante ni yoon bu baax la da ngay fexe yow tam yoon boobu nga jëm fa teg sa tànk te saa su nekk itam ñuy fexe di saxoo di sant ki nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala ëllëg bu ñu demee àjjana li ñu njëkk a wax foofu mooy sant yàlla mi ñu teggal njàqare àdduna teggul ñu njàqare àllaaxira ba tey mu dugal ñu aljana kon sant yàlla dafa nekk la nga xamante ni lu ama am solo la kon jumaa jaa ngi noonu luñ si julli rek yàlla na ko borom bi subhanahu wa taala nangu ñaan yi nangu yëpp ziar bu baax Serigne Cheikh Saliou Thioune ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ak suñu xarit Mor Ichar moom suñu soppale ñu ngi koy ziar bu baax ñaanal ñëpp yàlla ñu fekkee inauguration bi màggale si jàmm ñëw si jàmm si barke yonent bi ba xam naa waa en 5 secondes rek boo ma ko mayee ñu
fàttali nii xam naa ne docteur dina ci ñëwaat léegi parce que tamit inauguration bi dañ koy def en période de pandémie donc xam naa dina baax moom sax docteur la ñu fàttali nit ñi ak wàccoo lépp lu jëm ci mesure barrières yi parce que aussi dañuy woote defar woote diine woote lu baax ñu fexe góorgóorlu ci bañ a yàq li nga xamante ne ci la nit ñi ne ci coono boobu ak léegi leneen mooy xam naa du ñàkk dinañ dajawaat ak docteur ci yeneen jotaay ndax moom bind na benn livre boo xam ne ba tey mu ngi ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu cant tuddee ko grâce éternelle xam naa yooyu ci yeneen jotaay lay doon incha allah docteur de toute façon ketchup lan la wax fi keroog ba mu toogee ci masque yi nee na ko bëgg a tekki xalaatal ne sëñ Touba la ko takkaloo voilà donc leer na docteur yaakaar naa ne am na solo kon geste barrière yi ñu respecté ko mais surtout li nga xamante ni moom moo jëm aussi ci raxas loxo yeeg mais aussi di respecté nombre nit yi war a ñëw moo tax sax ngeen def lu soft parce que bu nekkul woon pandémie bi moom kenn du fa xaj dina remercier merci beaucoup docteur moom dafa yaru de day gàttal benn mot la lay war a nuyu ñu bàyyi la nga mot de la fin tous les cantakones tous les cantakones et madame Seck bien sûr daal moom jigéenu cantakones c'est pour les cantakones maa ngi nii di jigéenu cantakones te aw ma cantakones arrêté la mais léegi nga am bu gaa yi déggee nga am de lan léegi la jënd de vraiment parce que man am na suma benn rek boo xam ne bii wallahi lazim su seppee loxo ci añ bi ci kër gi jërëjëf sëñ Béthio doo ci yëg jarul la ko mën bay gan donc di ko gërëm bu baax a baax di nuyu aussi au passage cantakun yëpp yu ñuy rek daal di seetaan di leen wax ne suba inauguration bi incha allah taxawaay bu am solo dinañ ko ci rek daal di indi merci docteur Seck di nuyu madame Seck aussi bu baax a baax dégg nga yaa dàq jabar Sénégal su la neexee donc di ko nuyu bu baax a baax au passage nee na bul tax ma génnee photo boo dee génne photo bi sa femme est très belle docteur daal ragalul loolu moom docteur ragalul loolu macha allah su la neexee ne Sénégal yaa fi dàq jabar jeex na macha allah bu la neexee nga wax ne Sénégal yaa fi dàq jabar rafet intellectuel di jàng xasaay dégg nga loolu moom maa ko seede jëw waaw dool ci bëgg macha allah non docteur Semba bu ñu doon wax fii dindi ci violence psychologique yow doo ko def yow mii taxaw si télé nan maa fi dàq jabar yow bokkoo ci ñuy def violence psychologique seen jabar vraiment di la gërëm man daal gën naa bëgg ti cantaku nii parce que ci yi ngeen di dox jërëjëf docteur non dinañ fa ñëw incha allah surtout ci inauguration wu mosquée Jannatul Mahwa ni ñu ko gisee image yi rafet lool te daw yaram Cheikh Béthio Thioune di ko ñaanal yàlla vraiment mu tas ñu ci barkeem Cheikh Béthio mu baax mi comme on a l'habitude de le dire geneen soxna bu baax tey ji la ñuy